Des terres à perte de vue, des milliers d'hommes et de femmes de tout âge guidés par la ferveur de Khelcom. Qui dit Khelcom pense forcément à Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils de Bamba sur terre. Le 5e khalife général des Mourides avait acquis ces terres pour ce travail aujourd'hui. Ces vastes champs produisent des tonnes d'arachides, de mil, du haricot et entre autres variétés. D'une superficie de 45 000 hectares, Khelcom est devenu incontournable dans la contribution de l'effort économique du pays. Khelcom nag day foo xam ni Serigne Saliou da koo yàgg wut nee nañu ba mu ko gisee di ko wut ak bi mu ci jotee 53 ans la bis bi mu gisee suuf si bëgg ko ak bi mu ci jotee nee nañ mat na juróom fukki at ak ñett waaye jot gi moom ci atum tubaab nee nañu 90 la 90 nag bi ci Serigne Saliou jotee woote bu njëkk ba nee nañ boobu Cheikh Abdoul Khadir fi nekk waaye boobu daanaka da koo junj woote ñu néew rek bàyyee 90 waaye gor bu mag boo bee nga doon dégg nag 91 la mooy gorub Khelcom bu mag ba nga doon dégg Khelcom nag dafa bari ay taarix ndax da ngay dégg léeg-léeg sax ku ni Khelcom sëñ Saliou moo ko tuddee tur bi am na sax ñoo xam ne dañuy àgg ci wax Xelikoom waaye yooyu yëpp nag ay tur la yoo xam ne yu rafet la waaye Khelcom turu pël la ku ñuy wax Njaay Lébu moo ko tuddee woon Khelcom. Ils sont des milliers des volontaires guidés par la foi mouride. Ils séjournent ici depuis quelques jours pour la récolte. Ils bravent ainsi chaleur et fatigue dans l'espoir d'atteindre l'agrément du Saint-Temps. C'était le pari de Serigne Saliou depuis l'acquisition de ces terres en 1991, faire de Khelcom une terre d'éducation, mais aussi de travail, les deux socles du développement. dinañ am bànneex nag ndax ko xamoon Khelcom yu njëkk ya ak Khelcom yi da nga ci bëgg ndax bu njëkk yombul woon a dem mag sax daan na ci dem mu xaw a mel ci moom nen waxuma la ak ndaw te léegi da ngay gis ne ñii ay xale sax ñoo ci gën a sawar a ñëw ci mag ñi loolu nag tawfeex la. changé na bu baax a baax ndax dafa gënoon a jafe bu njëkk lekk gi yombul naan gi yombul muy àll bu lëndëm transport bi yombul pour nga dugg fi pour nga génn ko tamit yombul te léegi da ngay gis boo bëggee naan fi nga taxaw da nga naan soo bëggee lekk fi nga taxaw da nga lekk te yooyu yëpp amul woon boo daan ñëw fii da nga daan ñëw gis fi koo xam ne day liggéey ba ak nga dab ko ci waar wi ñu xool ko fekk faatu na ci xam nga buñ ko booleeg léegi nii da ngay xam ne tey changement am na ci bu baax a baax waaye àll bu ñu yàgg a toj di ko bay su yàggee day dem ba day nooy waaye ñi fi njëkkoon moom ñooñu moom wax dëgg yàlla léegi daj kenn daju. 1991-2023, 32 ans après, Khelcom prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, une quinzaine de daara perpétue les enseignements et la formation des jeunes. Khelcom li fi taxoon a jóg Serigne Saliou mooy jàng ak liggéey ak yaru mooy tarbiya Serigne Saliou dafa wax ne li ñuy wax tarbiya mooy yar nit ki jàngal ko tàggat ko ba mu doon nit nee na loolu ku ngeen dégg ñu ni da ko doon def da ci doon barkeelu waaye man Serigne Saliou sama cër la. daara yi nag doon 15 daara ba mu fi fekkee turu Khelcom ba noppi nag moom Serigne Saliou dafa fexe ba mu def fi 15 daara ju nekk mu wutal ko turu islam gis nga daara ji ngay njëkk a jot mooy 1 da koo tuddee jannatul mahwa 2 Serigne Saliou tuddee ko daaru tanzil 3 mu tuddee ko Touba Berel 4 mu tuddee ko daarul muxti 5 mu tuddee ko daaru rahman 6 Serigne Saliou tuddee ko ndindi 7 mu tuddee ko husnul maab 8 mu tuddee ko daarul xuddoos 9 mu tuddee ko Touba Khelcom mooy capital bi 10 mu tuddee ko daaru salaam mooy daara ji ci kanam 11 mu tuddee ko daaru minam 12 mu tuddee ko daaru marnaan 13 mu tuddee ko umul xuraa 14 mu tuddee ko daaru halimul xabir 15 mu tuddee ko taybatul munawwara kon nga gis ni daara yooyu gis nga turi islam yu yéema yim ko tuddee ba noppi daal ni sàllaaw de turi yi yëpp ma leen di wax turi àjjana la ñenn ñu ci nekk fanu fare ëllëg yowmal xiyaam ñaan naa suñu borom ñu tàbbi ci àjjana ji tudd noonu.
Cet amour réciproque qui lie Serigne Saliou avec ses talibés fait qu'aujourd'hui, aucun d'entre eux ne résiste en parlant de son histoire avec le saint de Khelcom. mu am kattan ak wér gu mën a wuyjee ba liggéeyal ko loolu rek la ñuy ñaan yàlla nañ ko yàlla suñu defal yàlla nañ ko yàlla suñu defal ñu ngi sant bu baax nag di sant bu baax a baax a baax ndax maanaam Serigne Touba day tànn comme tànn nañ ñu ñëw di ko liggéeyal fii rek loolu ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw di ñaan nag mu sax tàkk te yàgg lool waaw te suñu xol bi Serigne bi kese nekk ci leneen bañ ko nekk ci barke Serigne Touba ñu koy tegaat ci barke tool yi suñu lépp yàlla nag Serigne Touba ak Mame Cheikh Fall yàlla mun ko génn buñ ko naree génn yàlla bu ñu jógee ci tool yi barke Mame Cheikh Fall war na Serigne Fallou Mbacké ñun gisuñu lu dul Serigne Touba ak Mame Cheikh Fall. Comme au sein de leurs entreprises, dans les champs de Khelcom, chaque tâche ou activité est confiée à des personnes bien déterminées. La responsabilité du grenier repose sur l'épaule de ces fervents mourides. Organiser, ranger et superviser le travail. Et la mission de ces braves hommes. ñu ngi fii ci jaag bi yor ko comme ni ko waa ji waxee sànq sëriñ bi moo sakku ñun ñu yor jaag bi pour rafetal ko parce que ku ne xam na ne Khelcom jaag bi daawul demee nii bi ñu nekk la gan dañ koy defar mu rafet ñooñu gis ko nag ne goon ñoom bëgg nañ Khelcom aussi mel noonu looloo indi lii nag. jaag mooy fi ñu dajale dugub bi xam nga dugub bi bu nekkee ci tool yi par benn lay doon par benn gub dañ koy dagg par épi buñ ko daggee takk ko boole ko mais boo ko takkee doo ko bàyyi ca tool ya foo nga am foo ko dajale foo xamante ne moom lañ fay dajale boo ko bëggee misaal sax ci français da nga ko naan un hangar kon fii mooy c'est le hangar 10 000 fa lañ dajale dugub bi yëpp bu ko defee buñ demee ba ca noor ga ñu mën a daje fi boj ko loolu mooy jaag fi ñu dajale dugub bi. ci wàllu estimation bi ñuy def fii moom largeur u jaag bi 15 mètres la longueur bi xam nga jaag bi léegi bi parewut 100 mètres lañ ko estimé hauteur bi fi mu toll dem na 2 mètres. ndax man bu ma taxawee fële dina ma sut kon nga xam ne déjà am na dugub bu fi nekk bu bëri mais quantité bi noonu bu ñu demee bu boj ko ndongo daara yi nga xam ñoo yor liggéey boobu boj ko ñoo mën a xam tonnage bi waaw mais ñun moom liggéey bi lañ ñu liggéeyloo liggéeyu dajale rafetal surtout mu ànd ak jamono daal. À côté du Magal de Touba, la récolte de Khelcom est un moment privilégié des disciples mourides. Une sorte de renouvellement d'allégeance pour certains contemporains du patriarche de Darou Minam. Serigne Touba da lay jaral bakkan maanaam ab taalibe Serigne Touba dëgg Serigne Touba ab taalibe da ngay joxe sa bakkan ndax maanaam boo jébbalu da nga naan jébal naa sama bopp àdduna ak alaaxira ak lu ma am ak lu ma amagul maanaam koo dénk sa lépp nag kon amatoo dara kon bu Serigne bi wootee dañoo war a mën a tàbbi ci liggéey bi waaw te murit moom ñaar rek la am joxe jëfe ndigal ak joxe addiya ak xidma te maanaam xidma bi day lépp daal waaw ndax maanaam fii boo fi ñëwee da ngay ñaqal ku tedd ki te ñaq fa muy jógee dafa sori. Khelcom est un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA qui comprend entre autres le matériel agricole, notamment des machines, des tracteurs, de quoi faire de Khelcom un véritable grenier capable de nourrir plus de 12 000 talibés, des apprenants du Coran dont on interdit de manger. Car Khelcom, qui est avant tout un centre culturel d'enseignement aux valeurs musulmanes, produit suffisamment pour nourrir tous ces talibés pendant toute l'année. góor murid góor murid góor murid لك الواحد القهار